Kawsara Fall TV seen YouTube bi leen di jox information yu wër te wóor en temps réel. abonné leen activé cloche notification bi ngir bañ a manqué benn vidéo bi bàyyi ko fii ci Kawsara Fall TV moo xam religion la éducation santé politique ba ci sport lépp ngay am fii ci Kawsara Fall TV abonné activé cloche notification bi ngir bañ a manqué benn vidéo. La 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 واعلم بأن العلم أرفع رتبة وأجل مكتسب وأسنى مفخر بأن العلم أرفع رتبة وأجل مكتسب فاسلك سبيل المقتفين له تسود إن السيادة تقتنى بالدفتر سبيل المقتفين له تسود إن السيادة تقتنى والعالم المدعو أمرا إنما سماه باسم الحبر حمل المابر مدعو حبر إنما باسم الحبر والعلم ليس بنابع أربابه ما لم يثير عملا وحزن تبصر فين أربابه ما لم يثير عملا وحزن تبصر فاعمل بعلمك توفي ناسك وزنها لا ترد بالتضييع دون المخسر فاعمل بعلمك توفي ناسك وزنها لا ترد بالتضييع دون المخسر سيان عندي علم ما لم يستفيد عملا به وصلاة من لم يقر عندي علم من لم يستفيد عملا به وصلاة من لم يقر سيان عندي علم من لم يستفيد عملا به وصلاة من لم يقر بأن العلم أرفع رتبة وأجل مكتسب وأنى مفخر واعلم بأن العلم أرفع رتبة وأجل مكتسب وأنى مفخر. Chers élèves, chers invités, permettez-moi de prendre la parole au nom de tous les élèves de l'école privée Fatou Wahab. Aujourd'hui, nous reprenons la parole devant vous pour magnifier d'abord l'organisation, ensuite votre présence massive et enfin le soir du thème de cette année. Au nom de tous les camarades élèves, nous renouvelons notre confiance en l'endroit du directeur Serigne Abdou Khadr Mbacké et à toute l'équipe pédagogique en passant par l'élémentaire. Votre présence ici au sein de l'école atteste que vous avez déjà compris que les enfants sont appelés à prendre la relève. Ainsi, pour être à l'affût de toutes les diversions qui gagneraient notre société aujourd'hui,
Nous lançons un appel à l'endroit du directeur. Aujourd'hui, au nom de tous les camarades des élèves, nous renouvelons notre confiance à l'endroit du directeur Serigne Abdou Khadr Mbacké et à toute l'équipe pédagogique du préscolaire au moyen en passant par l'élémentaire. Votre présence ici atteste que vous avez déjà compris que les enfants sont prêts à prendre la relève. Ainsi, pour être à l'affût de toutes les diversions qui gangrènent notre société, nous avons décidé de choisir cette fois-ci comme thème l'importance de l'éducation. Chers parents, si vous avez opté inscrire vos enfants à l'école, c'est parce que vous avez voulu concrétiser un devoir fondamental. Nous ne pouvons pas évoquer ce point sans vous rappeler que le bon comportement des élèves à l'école montre que l'éducation de base est assurée aux soins des familles. Par ailleurs, l'engagement remarquable des élèves aux études à tous les niveaux s'explique par les bons résultats qu'ils obtiennent au cours des évaluations. Le niveau élevé des élèves en arabe qui nous a permis un enseignement spécial est plus que salutaire et bénéfique. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'endroit des parents d'élèves que l'éducation des enfants reste et demeure un droit fondamental dans la construction de leur avenir. Merci de votre aimable attention. قررنا اختيار موضوعنا هذه المرة على وجود أهمية التعلم. أولياء الفضلاء، لقد اخترتم تسجيل أبنائكم في هذه المدرسة من أجل رغبة عندكم وهي أداء واجب أساسي، ولا يمكننا ذكر هذه النقطة إلا أن نذكركم بحسن سلوك الطلاب في المدرسة لكونه دليلا على ضمان التربية الأساسية في هذه الأسرة. علاوة على ذلك، فإن الالتزام الملحوظ من جانب التلاميذ بالدراسة في كافة المستويات يمكن تفسيره من خلال النتائج الجيدة التي يحصلون عليها أثناء التقييمات. إن المستوى العالي لمهارات اللغة العربية لدى طلابنا هو الذي مكننا من تقديم تعليم خاص لكونه أكثر من مفيد ونافع. ولذلك نناشدكم أيها الأولياء الكرام بتعليم أبنائكم، لأنه حق أساسي في مستقبلهم. شكرا لكم على اهتمامكم الشريف وانتباهكم، ونتمنى لكم جميعا حفلة سعيدة. Dear students, dear guests, let me speak on behalf of all the students of the private school Fathul Wahab. Today, we are taking the floor again to magnify the organization first. Then, your massive presence and choice of these years them. On behalf of all fellow students, we renew our confidence in Director Serigne Abdou Khadr Mbacké and in the entire team of elementary school. Your presence here in the school adjusts to the fact that you have already understand that children are going to take over, so to be on the lookout for the diversion that plague our society today. We decide to
to choose this time as the same. The importance of education, dear parents, if you have chosen to enroll your children in school, it is because you want to realize a fundamental that we cannot mention this point without reminding you that the good behavior of students in school. So that basic education is ensured within families. On the other hand, the remarkable commitment of students to study at all levels is explaining the good result they obtain during evaluation. The high level of students in Arabic, which has allows use to have speed education, is more than health and welcome. That is why we appeal to parents that education of children remains of fundamental right in the construction of their future. Thank you for your kind attention. ginnaaw bi ñu nuyoo bu gën a tedd te gën a rafet te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu dañuy door suñu kàddu ci sant suñu sëriñ tey suñu njiit Sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke Ilimaan yàlla ko yàlla dëgëral te kàttanal ko si barkeb sëriñ bi di sa toftal parents d'élèves di leen sant ñoom it seen taxawaay ci côté yëpp jëme ko ci école bi di ñaan yàlla fayal aw yiw te barkeel seen njaboot ba li ñu wut si bërëb bii di école bi yàlla defal leen yomb na yàlla te du looy fa moom kon nag yàlla na ko yàlla def waaye di bet ak cant boo xam ne ñoo ngi koy jëmale ci suñu jàngalekat yi ndax ñoom kat ñu war a sant lañ seenu taxawaay ci ñun waaye seen coono yi ñuy daj ngir ñu gën a am xel mu ñaw waaye ñu gën a am yar bu rafet kon yàlla mi fay te gën a xam jëf yëpp yàlla na leen fay di sant mboolem koo xam ne sa loxo jàpp na ci liggéey bi école bi ak nu mu ca jàpp di gën a jëmale sama cant ci parents d'élèves ndax suñu wóorutoon sëriñ bi jox ko seeni doom mën naa am fii ñu yegg si tey duñu fi yegg si kon xam gi ñu xam njëriñul jàng ñoom parents d'élèves bi ak xam gi ñu xam ne képp ku jàng ëllëg mën ngaa doon lu ne moo waral ñuy daj lu ne ngir ñun seeni doom ñu doon dara ëllëg kon ñoo ngi leen di ñaanal yàlla bàyyi leen fi ba ñu fekkee suñu njëriñ waaye di def ak taxaw seetlu ci njàngum jigéen ñi fii si école bi donte njàngum di góor ñi am na fi solo waaye mel na ni itam njàngum jigéen ñi am na fi solo loolu nag day firndeel ne parents yi ñi ngi xeex ak ñiy wax naan njàngum jigéen amul solo di leen wax ne noonu rek la nañu gën a jàpp si avenir u xale yi di jeexale sama kàddu ci sant élèves bi ndax ñun école Fatul Wahab yàlla daf ñoo defal tawfiq moo tax suñuy élèves bëgg nañu jàng mi ba noppi ñoo ngi si def ay résultats yu baax ndax nit mën naa bëgg te du man waaye suñu élèves yi moom bëgg nañu ba noppi mën nañu ñoom élèves bi nag bëgg gi ñu bëgg jàng bi dañu koy delloo seen parents d'élèves bi rek ndax ñoom parents d'élèves bi bëgg nañu seen doomi jàng bëgg goo xam ne leer na ma nañ ne su fi école bi nekkutoon dinañu paasal seen doomi ñu génn dem fii ba Mbàkke wala faneen te lépp rek ngir bëgg seen njaboot xam kon alhamdulilah bi yàlla defee Cheikh Abdoul Khadir Mbàkke jàng yitteel ko lool ba lépp loo xam ne gone war nañ ko am rek mu def tey téem ba ñu am ko moo waral mu taxawal daara ji ak école bi ba képp ku jaar si daara ji ba mokkal bu say parents bëggee nga dugg école day fekk sëriñ bi fàgg na ko ba noppi moo tax maa ngi wax parents ñu xam ne école bii école lu gox la ba tax ne képp ko naroon a yóbbu sa doom fii ba Mbàkke wala faneen di ko paasal muy dem ak a dikk ak risque sa nekk yëpp andi woon ko fii moo gën ci moom moo gën ci yow te du la sori te dana nekk si loxo yu wóor te danañu ko yarub lislaam wuuteeg bu nekkoon faneen sori la ba noppi kenn contrôlé wu ko kon di leen bàyyi loo xel ne école bii yéen a tax sëriñ bi def ko fi na ngeen ko gën a jàpp bu baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne bis bi dañu koo def nii bis bi dañu koo taxawal nii rek suñu ko defutoon tamit du tee parents d'élèves ñoom xam nañ bëgg nga xam ne seen njaboot bëgg nañ ko jàng di wax ne génération bi njëkk a jaar fii su collège bi ba am fi seen BFEM déwén la ñuy def seen bac incha allah di ñaan si mbooloo mi ñu ñaanal leen bu baax a baax yàlla
defal leen tawfiq ak réussite wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala. Kawsara Fall TV seen YouTube bi leen di jox information yu wër te wóor à temps réel abonné leen activé cloche notification bi ngir bañ a manqué benn vidéo bi bàyyi ko fii ci Kawsara Fall TV moo xam religion la éducation santé politique ba ci sport lépp ngay am fii ci Kawsara Fall TV abonneel activé cloche notification bi ngir bañ a manqué benn vidéo Kawsara Fall